bien sûr parce que Orange lu mu am doole du jékki-jékki rek di def ay tarif yu bees te du ci discuter ak ARTP donc tey man li ma gëm mooy askan bi la ñuy sëlëm xëy na génn yi metti na activistes yi génn nañ consuméristes yi boobu ba léegi si noppiwuñu gis nañu Momar Ndao ay Guy Marius Sagna ñoom Cheikh Oumar Sy ñoom ñëpp ñu dégg position bi nga xamante ne nii am nañ ko ci tarif Orange yooyu ñu gis ni tey ji situation bi ëpp na leen doole parce que man néew na lool lu may gis directeur Sonatel di génn di def ab communication soxla lu jëm ci wàllu tarif kon tey dañuy gis ni revendication yi c'est légitime gis nañu ni askan bi sonn nañ parce que ñi ngi wax ni sax bu ñu moytulee dañuy boycotter opérateur boobu xëy na moo waral ñu génn ngir sauvegarder seen intérêt man li ma jàpp ba jàpp ko mooy dictat bi dafa yàgg du tey lay jeex gis nga autoroute à péage bi li ci xew dem nañ ba taxaw suñu dëkk autoroute boo xamante ne suñu koppar li ci ëpp lañ ko tabaxee tey ji ñu lànk taxaw bañ ne duñu négocier ci mbirum tarif yi nga xamante ne ni moom la ñu teg ci autoroute à péage bi wax nañ ci waxati ci fan la mujj daanaka c'est le statu quo lii tamit man am naa yàqin xëy na mu am changement mais dina ma bett lool parce que Abdoul li dégg naa ko li mu wax yépp mais man gisuma ci lenn loo xamante ne ni dina bees ci mbirum tarif yooyu noonu léegi nag jamono ji man li ma gis mooy problème de transparence gouvernance transparence ci lépp sànq ñi ngi wax waxu Akilee mais xam nga su fekkante ni yow da ngay gouverner te bëggoo mbiri leer toujours yaa ngi taf yëngal toujours yaa ngi bëgg affaire lëndëm toujours ni lay demee parce que ñi ngi wax ci contrat Akilee bi mais tey ñu ñëpp nañ ci teey Yacine parce que koo ci toogal bu la waxee nga yaakaar ni kii moo am dëgg les syndicalistes kenn ku ci nekk Olof Njaay nag dafa am lu muy wax nee na lafañ boroy mbaam lay faral mais tey man li may dénoncer rek mooy gi daf ko wax sànq te loolu mënuma ci noppi parce que su fekkente ne nii dafa am ñu jóg muy société civile ñu dem seeti toutes les parties prenantes kenn ku nekk nangu la recevoir Pape Demba bi tey gisuma tey lan moo war a tax tey ñu ñëw di ko demander ay compte ci mbirum loo xamante ne ni askan wi ñoo ko bokk mu lànk bañ ni du leen recevoir loolu c'est à dénoncer beneen affaire bi aussi tamit ñi ngi wax ni Akilee waroon na fournir ay compteurs yu toll ci 150 000 compteurs rek la jot a joxe te 50 000 compteurs yooyu ba fii wax nañ ni kenn testé gu ko kon donc dañu wax ni aussi Akilee am na xaalis bi mu war a jox Senelec loolu tamit jar na lijjanti am na tamit leneen loo xamante ni man jusqu'à présent leeru sama bopp parce que bu ñuy waxee ni contrat bu ñu signé ak israéliens yi am na ñu nekk biir Senelec di wax ni du contrat bu ñu signé ak israéliens yi mais comme président Macky Sall moo waxoon ni nañu xoolaat contrat Akilee moo tax ñoom ñu dem Israël commandé fa 45 000 compteurs ngi laay war a suur yi nañ ñu gindi parce que askan wi donc moo nar a sonn ci li nga xamante ni tey jii bu demee ba dem ci seen poche lay métti muy fay courant bu cher ak vraiment ay coupé yoo xamante ne nii vraiment tey man li ma gis encore une fois mooy nañu def audit biir Senelec IGE yi ñu yónni fu nekk Senelec fii occasion la képp koo xamante ne nii taqe nga laale nga ci mbiru askan wi man dama jàpp ni tey jii nii waruñ ci seetaan waruñ ci noppi beneen information rek bu may joxee Yacine mu ñu dab ñu sànq ñu ngi wax ci 23 villageois yu ñu arrêté woon fële ca Tobène ñu ngi wax ni jot nañ ci bàyyi ñeenti nit chef de village bi ci la bokk donc ñett ñi ay mineur lañ ñi ci des war nañ leen àtte vendredi bii di ñëw le 21 li ngeen di toppee nag ci ay chef d'inculpation bëri na bokk na ci rek acte de rébellion vraiment daal jëmale ko ci kaw ay takk der. Très bien merci beaucoup Ndeye Dimbe Ndao Pape Makhtar. waaw mais Ndeye Yacine xam nga problème Akilee bi wala problème Orange bi ñuy wax nii le seul responsable c'est le président Macky Sall xam nga ni contrat de concession yu ñu amoon ak France Télécom jeexoon na depuis 2016 kan moo ko prorogé le président Macky Sall on avait 2 contrats de concession de 20 ans yu waroon jeex en 2016 le président Macky Sall moom moo ko prorogé. C'est-à-dire comment tu peux laisser benn entreprise boo xamante ne dafay def chiffre d'affaires 200 milliards nga koy bàyyi au mai des Français wala des étrangers te yow au même moment sa dëkk bi gars yi mënuñu lekk mënuñu naan mbedd bi foo dem tourner fekk fa nit ñi yarwaan donc man du ma ni Orange je me dis que ni même ARTP bi bu ñu amee lu ñu wax nañu lijjanti qualité bi nga xamante ne dañu koy jaay boo toogee sa kër ñu lay woo sax mënuñu la jot c'est plus scandaleux que ay offres yi nga xamante ne ku am xaalis moo koy jënd mais li nga xamante ne mooy la c'est-à-dire mooy lu chose bi mooy bu ñu la joxee abonnement bu la nit wooyee jot la Orange duñ la woo ba jot la am na ñoo xamante ne dañu am ay problème de couple loolu tey jii xam naa émission bu ñu ubbi woon rajo wala télé ubbi téléphone yi gars yi dañuy toog di ko wax da ngay woo sa soxna mu nekk en communication ci guddi nga xëy suba indi ko problème alors que mosut a nekk en communication nga toogoon Omar Faye mu téye téléphone di ko manipuler nga woo ko jot boîte vocale
loolu la ARTP war a lijjanti mais je crois gis nga problème yi ñuy wax nii ci problème souveraineté yi ñuy wax nii tant que amuñu état yoo xamante dañoo gëm seeni bopp 200 milliards de francs CFA mii dem ci ay mains des étrangers yow ngay jël sa contrat di ko proroger te ba tey waxoo ñu si yan anam publier woo ko waxoo ci. day rejoindre rek ci affaire Akilee bi Akilee fauté na wala fautéwul bu ñu demee bay delloowaat contrat bi di ko xoolaat mais nañu situer les responsabilités parce que Akilee joxul boppam contrat bu nekkee Akilee dafa tooñ mais am na ku ko jox contrat kooku tamit dañ ko war a daan bu nekkee tooñul ñu bàyyi kaat contrat am mais 187 milliards ñu jox ko à la veille des élections ba noppi du ñu ni kan moo ko jox Matar Cissé kenn du ko tudd. ñu bëgg ni lépp dañ koy jëlaat récupéré waat ko jox ko ay israéliens c'est-à-dire gis nga Sénégal ci boppam dama koy faral di wax mooy une grosse farce parce que dëkk bi dañ dem ba lépp nañuy politiquer te sénégalais aussi am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom Guy Marius Sagna ñu ngi noppiwuñu di leen sensibiliser chaque fois ñu leen di woo ci seen i yitte ak li nga xamante ne mooy seen i njëriñ donc il faut que sénégalais yi ñu xam comprendre les enjeux bu ñu leen ñëwee par exemple fay leen seen téléphone wala bu leen fay facture courant mais ay na yoon nañ ko def bu ñu defee ay perte ëllëg balaa ñuy defati benn mesure RTP yëfu naa fex nañu def parce que yow mënuma comprendre yow nga valider benn offre nga wëlbati quoi dinaan da ngay menacé waat te moom ba mu koy valider xamoon na ni offre bi ak situation Covid bi RTP amul benn information bu ko Guy Marius Sagna jox parce que RTP ñu ko yor Sénégal gii nañu nekk c'est parce que RTP branche état du Sénégal la Sonatel dafa bokk ci Orange ñoom bu ñuy def seen bénéfice tey ñeneen ñi nga xamante ne waxuñu seen tur ci actionnaire état du ci actionnaire Sonatel bi mais ñooñu peut-être mën nañ jàpp ne ay ministre nañ ak ay député ay borom doole nañ ci dëkk bi ñooñu ñoo ngànk alalu askan bi di ko fooy di def du grand n'importe quoi te lu may waxaat rek lay répété le président Macky Sall moom mi prorogé ce contrat lépp lu mënti am ci Orange ak li ñuy wax nii mooy l'unique et le seul responsable. alors Omar Faye ce problème de Orange ak ñi nga xamante ni ñooy waa RTP y a forcément des enjeux. Des enjeux. Il y a de la caaxaanerie dans ce truc. ARTP moo validé waxoon naa leen bii passé ndey dimi on na ko léegi ARTP moo validé. man du ma remercier je ne remercie pas ARTP parce que ba pare ARTP ñëwaat encore. mais moo tax ma ne il y a amul remercier ARTP. ARTP boo gisee Orange yokku ARTP moo validé signé moo tax Orange def li mu def mais c'est pas seulement Orange de Free aussi a augmenté depuis le mois de juin. ñoom ñëpp ku ci am même notoriété bi def pire. def na ko de. Orange rek a fay dañu tuddee Orange mais Orange nag ñoo ko moom aussi c'est pas la France. Orange n'appartient pas à la France Orange nous appartient. marque Orange bi lañ jël indi ko Sénégal ñu jël tant de pourcentage jox ko France jël tant de pourcentage jox ko Sénégal noonu la demee bu ñu neexoon suba Orange au nom de notre souveraineté ñun ak ñu am un chef d'État qui prend ses responsabilités qui croit à son peuple dindi turu Orange bi tuddee ko Mohamed booy oote ne Mohamed il faut loolu mu leer. mais dañu gis ne marque buy jaay la moo tax ñu jël ko mais Orange moomu ko. Sénégal ak moom. kan mooy actionnaire majoritaire. c'est l'état du Sénégal c'est l'état du Sénégal ceux qui travaillent au niveau de la Sonatel plus maintenant des Sénégalais et des hommes d'affaires sénégalais. noonu la demee bu ñu neexoon suba ñu récupérer ko loolu il faut Sénégalais yi xam ko que Orange suñu bien la. kon nañ ko bien Sonatel la. mën nañ ko récupérer bu ñu neexee ñun kenn mënu ci dara ça dépend maintenant de la volonté de ceux qui nous dirigent aussi lu Orange def ngay toog di attaquer Orange bàyyil Orange. du ma ko bàyyi de Omar. da ngay wax ak sa président wala nga wax ak ARTP parce que ñoom ñooy def lii yëpp Orange di def bu leen neexoon suba duñ ko def donc boo leen toogee fii di wax ay Orange gars yi dañuy sonn seen bopp mais ndeyu mbi liggéey la ñu war a wax. il y a anguille sous roche. mais il y a anguille sous roche premièrement dama lay wax benn affaire gis nga affaire téléphone yi xamuñu ko woon Sénégal gii xamuñu woon affaire téléphone yi Wade moo ñu ko xamloo téléphone.